Funny. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen ay nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen ziar bu baax a baax jumaa mu baarak si ñëpp ñoo xam ne ñëw ngeen pour seetaan ñu tey man ak suma gan gi nga xam ne suma tooy booy la suma booy tooy la suma chéri koko la waaye jabaram daf ma war a jox takub dina parce que daf ma fi romb dem takki jabar mu naxari ma la ma def ah yaa ngi waaw yaa baaf dalal naa la fii si Elite Media welcome to Elite Media jërëjëf nag pour nga nangul ñu interview bi tey ma kontaan si lool comme du ma dee wax gaay rek ma ne leen kii moom suma bësi bopp la suma jëkkër la suma jëkkër yi suma jëkkër bu ndaw bi la duma nangoo ndaw de xam nga duma ko dee waxee mene yàlla moo ñu boole ku si duga des si understand nga waaw yàlla ñu boole ku si duga daal des si loolu nangu naa waaw yow moom comme noo ko waxee rek tey xanaa duma def dara lu di jaajëfal everybody that's watching right now muy Barhama Baba Tomay Minka pare pour daje xam nga rek Fatoumata loolu du yomb affaire bu garaaw moo war a xapu ni naa mais yow xam nga naka waxal ne pare pour daje suma jabar ji rek waxal loolu nag uyu ma xam nga sa tur bi dafa rafet te teg sa tur bi dafa nee Fatoumata Zahra so foog ma wan xam nga foog ma wan gars yi di say tur bi rek njëkka bala ñu xam nga rek xam nga naka la waaw kon gaañ yi ko duma ko waxee rek suma gan gii nii tey man nag pour man dama dee wax ne rek any artiste ma fi indi rek dañ bokk si saani tàccu yi ñii dañ dee woy ba woy di dugat ci nit yaramam ori xale ni ko defee ba mu dugat ci cakaraka boon si te kii man kii bokk na ci dama koy xajaanee man maa ko wax dama ne man maa ngi ci Jalimaadi maa ngi ci Abu An Fafa man maa ngi ci Barhama ñooñu duma leen dee foyee ma boole si suma T Smalls boole si nag ST waaw juróom ñii duma leen dee foyee man ñii suma ay artiste lañ wax dëgg ne yàlla waaw ma dalal na nag once again dalal naa la bu baax a baax a baax waaye bala ñoo dugg fu sori ci waxtaan bi rek ñu laaj la rek yow nga xam ne yow yaay kan bëgg nañoo xam foo jàngee xam nga lépp loo ñu bëgg a wax rek ci gàttal ci sa bopp rek wax ñu ko xam nga loo bàyyi gannaaw nag ma wax ko nit ñi parel nag parce que dama mer non yaa ngi baax bul woori ok suñ ma laajee pour ma wax suma boppa sometimes sax dama dee xelaat where to start from because Barhama comme benn gaay la bi nga xam ne nii ci street bi la jógee yaroo in the street judo in the street of Santhiaba Suley Jobe understand nga judo fa far yàlla def tamit mu màggee fa defee suma primary school Santhiaba si boppam suma junior school ma defee ko Sukuta mu ñëpp xam Sukuta bi nga xam ne nii kaay mooy loolu and they got my back all the time then ma jógee fa dem no waaw Sukuterian la 100% man and I'm proud to be a Sukuterian because am nga rek mooy loolu after jógee Sukuta bu ma jógee Sukuta nag dem Nusrat laa defee suma senior school defee fa 10 11 12 ba jeexal léegi bu ma jeexalee tamit stopuma foofu I did some other courses understand nga def travel and tourism def dem ba diploma xam nga rek def ay other things yi nga xam ne ni they were on the sideline but after all when music calls
sometimes you have to throw all those things, not throwing them totally, but at least dama am pour prioritize ma jël music def ko one of the thing because it's the passion and then mission bi tamit foofu la nekk. Just to cut it short, loolu kooku barxaama la on the academics, understand nga, but tamit yàlla dafa defoon ma nekk star si football, understand nga. Ba am ëpp na star la si football ata di gola waaye waxuma la mooy loolu sax waaye mooy loolu Fatoumata gis nga football amoon naa si ba tey maa ngi ba tey star la léegi énergie bi moo fa nekkul rek because loo bàyyi mu bàyyi la. waaw but play woon naa football ba certain level moo tax bu ma starté def music dafa am ñu bëri ñu naxari suma football fans they realize that hey kii daf ñu let down fekk xam nga rek yàlla moom su ne lii la xam nga just ko di so daal that's who Barhama is, you know, comme si lu gaay bu ko xam but am na yeneen yu si nekk si biir nag. kay yooyu yi nga xam ne moom la ñoo ñëw lijjanti si ay man Fatoumata may lijjanti lépp. loolu la nag. sa education background yaa ngi ci wax lu am solo wax ñu sa yaa ngi wax sa jaar-jaar ak loolu yëpp. nga bàyyi ko ngir musique. Gambien bi ne comme ni ko gars yi di waxee rek foog ma dugg si gars yi yéen mi seetaan tey Barhama la am ma am nag man pour man gan bu màgg la parce que kii façon ngi musique am ak ñeneen ñi seen façon ngi musique dafa utee tey nag man ak Barhama dinañ leen indi dinañ toj place bi ñaar tey dinañ ko xam ñaar parce que dafa am luñ paree indi fii tey dafa am ay affaire yu Barhama àndal yoo xam ne tey dañ koo wane fii boo leen buggee dégg musique rek boo leen buggee dégg rek woy rek ñëw kaay la ngeen toog na ngeen seetaan suma tooy booy bi suma booy tooy bi li maa ko wax man kii jabaram daf maa jox takkum dina man kay waaw ñu gis ne comme li nga wax rek si jànga am na foo ci nekkoon foo ci demoon fu sori te boo ko continué woon xëy na tey sax xëy na yaa ngi toog ci biir office waaye nga choose musique bi nekk lu nga xam ne ñun dañ dee wax ba léegi ne Gambia musique bi nekku di dox demut ñeneen ñi nag ma gis nag fan yi ñu jaar suma plateforme ñu ngi wax ne déedéet demeetu fa noonu musique mu ngee dox boo ci defee fula ak fayda rek dina dox léegi yow su ko defee nag yow suñu waxtaanee yow dañu mën a wax yow naka la musique doxee ci yow ak la ko tere woon a dox ak naka nga def ba egga fi nga egga because I know you gis nañ la fa nga starté te fa nga starté it wasn't nekkul comme mel ni mel nii léegi nii so obviously am na jaar-jaar moo tax tey waxtaan bi dama bëgg ñu def ko yow dama flexible ak yow yéen ñëpp artistes yëpp suma ay xarit ngeen so bëgg naa ma def ko lu nga xam ne dañ bëgg a reality pour xale yi nga xam ne ñu ngi bëgg a dugg ci art bi ñu xam fi ñoo jaar ak fi ñoo teg seen tànka parce que xëy na yéen tey lii xëy na manqué la ngeen ko ci ñi nga xam ne ñoo doon def musique démba te daman saa yi moo waxee na ma leen dee ne da ngeen am fault bi mooy ndax yéen a ngeen dem ci magi démba yi magi musique gisuma ngeen liggéey ak ñoom gisuma ngeen wéy ak ñoom gisuma ngeen sàkkand tëdd seen boor gisuma ngeen defal magi musique dara ñeneen ñi nag ñu ko def ci ron waaye ba léegi rek ñu bàyyi la yow Barhama nga wax ñu sa jaar-jaar ci musique bi first of all li ma bëgg a xam mooy ndax music is working for you ndax is not working for you ak fan nga jaar ak téexa yi nga am ba egsi fi nga egsi fii tey waaw first of all dama wax ne music fu ma ko dooree ak fu mu toll nii right now is totally different because bu ma ko doon door dama am pour ban age nga ko door sax ban age nga door music the exact age because I want the time bu ma doon door music right now bu ma doon door music it was not something li nga xam ne it was formal but bu ma ko dooree ba right now bi nga xam ne dama jàppee naa ko professionally ma ne ko I want to do it but léegi by then I was just 23 years si laa ko door and then that was the past 4 years, you know, si laa wane that I have to do it come professionally, understand nga but I was just doing it for fun, just trying to enjoy myself. But while I was doing it for fun, I'm still discover suma boba. But just let me tell you about how the journey started. Music buma ko don door come. I was with friends. Understand? Some of my friends are really observant. Whenever I'm singing around, they sing along, and then this friend of mine, Munema Barham, you have a very nice voice. You can sing better than them. Menako boy, while tone. Understand? Because I feel like you suma harit la rek motax mu bëgg ma wax lu ma ne. But suma démé am one on one ma evaluate dama dey realize ne diga what he is saying there is some truth about what he is saying. So I try to dig deep down till I understand that there is something in me which has to do about singing or which has to do about being out there for the people. Because man, depuis ma nekk xale
yàlla dafa ma may du xeeb naa ko trop waaye yàlla dafa ma defoon borom daraja si biir suma time school when fu ma mun a nekk rek I'm always surrounded with people so moo tax music when music calls dama dem ba realize ne ndeke man this is not just anything but this is a mission si laa commencé door te bu ma dooree nag I bugguma woon a just start acts in dama ko def pour fon xaaral ma start léegi pirim param dama commencé di research and suma research moo tax ba nga xam ne nii kilifa yu bëri right now ñi nga xam ne nii nekkoon nañ Gambian music yi démba Barhama sukka na seen ron te am na fuñ ama when it comes to music suma relationship ak Yaay Senior kenn umpale wut ko understand nga bi nga xam ne nii jël na ma gis na ma place jël ma ba ma dëkkaak moom for almost 3 years just pour try pour gën a tarbiya because dama realize ne démba jàlla na tey ñu ngi si but ëllëg tamit dafa am so lu nekk dafa amoon fu mu aagoon te daat Ousou Ndiaye dama dee wax ne mu ne ma sàmmkati mboota rek moo la mun a wax ban mboota moo si so ñoom ñi nga xam ne they were doing music yesterday and they know how Gambia yesterday was so ñun ñi nga xam ne nii bugga nañoo jël Gambia today yóbbu ko to another level necessary na pour ñu taataan si seen ron just pour am ideas because there are some ideas that they know which ñi nga xam ne amuñ ko understand nga so loolu la doon try pour xam si gaay waaye yàlla def na moom it mu ubbil ma buntam understand nga everything li nga xam ne nii kilifa war na ko mën a siya ak doomam wala sitam wan na ma ko si music right now if you hear the way I do my thing I won't say that I'm the best because I'm not this kind of people who brag but am naa li nga xam ne daal war naa mën a entertain the people of the world not just Gambia alone no? Okay nga start ma gis ne ci baan nga nekkoon because yow la ak sa brothers yi yéen a doon woy ñu ooy leen Kër Gi Family yeah lan moo indi Kër Gi Family tur boobu noonu ak gisatuma la ak sa brothers yi I always see you doing your stuff alone so let's talk about that as well. Okay, Kër Gi Family this is a group formed by 3 brothers ñun ñi nga xam ne ñoo bokk di seen kër loolu isi kër gi meaning like ne si benn kër leen jóge but tamit ne si benn kër rek lañ jóge MV but we are family too because nit ñi mën nañoo dëkk kër fekk they are not the same family the same family lañ by blood I mean understand nga because ñun ñëpp caam lañ sant understand nga te xam nga de benn moo tax anytime suñ demee suñ ma laajee lan mooy seen relationship duma ko dee bëgg a explain sax because noo ko explain di nga am loo bàyyi that's why everyone think that we are from the same mother and dad and then that's what it is lu tax mënuñ ko explain moo nekk ne suma papa ak seen papa ñoo bokka ndeya baay masha Allah and then suma yaay ak seen yaay sister leen so loolu noonu doo toog di explain ne nii naa ne le we are blood understand nga so dañ dem ba benn level ñoom Kër Gi Family ñun as a whole man suma papa mu ngi fii suma yaay mu ngi fii Gambia and then fii laa juddoo fii laa yeroo ba mag fi ñoom tamit fii lañ juddoo but there was some time dañ demoon Sénégal together with suma papa bu ndaw ak mère bi so ñoom foofu lañ defee seen academics understand nga seen school yi ñoom foofu la ko gaay defee so they were back here home ñuy job together ba certain time xam nga something calls them back to Senegal so they are in Senegal here the music is beyond just the level of we recording songs like MC because music dafa am pour ngeen ànd dem shows performing dafa am pour ngeen def so many other things yi nga xam ne it's not just recording songs so you realize ne okay they are in Senegal I'm in here but still now what bond us together is beyond just music we are blood so right now duma mun a taxaw di xaar wala ñoom duñ mun a taxaw di xaar understand nga that's why ku nekk ngay def sa project and another thing li nga xam ne ni ñu bëri dañ ko di umpale moo nekk ne we are just trying to demonstrate that sometimes nit ku nekk dang day am sa inspiration yi boppa something that you want to give out wi nga xam ne ni the other person nekkul ne loolu moo nekk vibe am so we don't just wanna tëj ku nekk ask in ne so defut ak Kër Gi Family song rek you shouldn't do a song understand nga so meaning we can do our solo projects and at the same time do the group projects but the group projects still remain Kër Gi Family still remain Kër Gi Family du musa tas
because you born together beyond just the vibe. Because after the vibe, we are still together as one family. So that's the reason. Luther right now my job on an album being a solo album la. But after the solo album, still now swing project yi group bi muy dafa continuer soobee yàlla. léegi bala maa duga fu sori na nit ñi xam ne man suma jëkkër ji suma boy tooy bii suma tooy boy bii nu ma neex laa la ooy man dama réew loolu laa dee wax léegi dama réew nu ma neex laa la njëriñ sa jabar rek soona rek loolu tax nga neex léegi dama bëgg a woon gars yi ne man xam naa fi ma teg suma tànka dama bëgg a woon gars yi foofu fi nga mu ne indil ma affaire si liñ waxtaane indi ko dóor ko yow ni nga bëggee lu ne waaw bagage bangu bagage yaa ngi nii kii bagage weesu dafay wul xaaral stop pause loo fa mun a woy méga sure ne suma tur bi mu fa Fatmata daal mu fa loo fa mun a woy foofu waaw dóor kon hanga naka lay doore dama door bugguma bu jeeg bi de bugguma bi dee woy de bu jeeg bi xama jongama bi bugguma boobu sin naa uyuma déglu li ma gis tey musuma gis mu mel ni li ni ma gis tey dama rey waaw boobu nee na de non jégali ko foog ñi nga xam ne Fatou di dama rey boobu man lañ ko woyal dooraat ko parce que dama am ay noon ñu ngi ma seetaan suma noon yaa ngi nii suma raka yaa ngi nii ñoom Mari Ju man fi ñoom Thiès nga man fi ñoom Fatou man fi dooraat ma dama laa jox bu gën a neex boobu déglu ma jox la bii beneen bi nga xam nga Fatou dina ma ne dafa yëngatu su ma bëgg bi nga xam ne dafa dugg si cagaraka boon si dégg nga dama dox ba sànni yére gëm naa suma xela paan man bu ma kenn di laal wala di la jege if not mën naa la gaay man mi le buguma garab ta takuma tere dew ma lopitaan man li may faj mu ci Fatou mile yow xam nga la na ma daal saa su ma la gisul day mel ni dama ngere man suma système du dox day mel ni suma xela paan Fatou I'll be singing out of kisses samay gën di gën a génn gaaw cause this feeling I'm feeling is killing me softly. Mane fi nekk nii fi nekk kenn amatul lu mu man dañ ma woyal ana ñu woyalut kay loolu neex na artiste naka ko mun nga laal fu neex guitare bi ñu gis nag nga mun ci lu bari di ko foyee mel ni kon xale yi li ñoo wax rek mel di ko foyee mel ni kuy play akara mel ni kuy padiña di waaw comme guitare bi ak lan moo indi nga dugg ci guitare bi dégguma comme ba ma ne guitare bi gis nañ la nga koo foyee mel ni kuy foyee kaay nii rek di padiña di wala kuy play akara nga koo foyee kañ nga commencé fi guitare bi ok man guitare bi dañ am a connection because since before my def music dama am benn strong feeling which I cannot explain when it comes to the guitar dama dey feel like ne even ku téye guitar romba ma sax just that téye boo ko téye rek am na benn yëg-yëg bu ma day yëg si suma biir up to an extent ne dama day bëgg nga abal ma ko sax man ma téye ko su ma ko téye rek am alright wala ma téye ko te play mënu ma si play dara just ching rek you make good sense dama day make ma feel good then bu ma commencé dugga si music ma start so many people were praising me for the voice they were saying oh Barhama the voice then benn ma talk ma evaluate things ma gestu laaj suma boobu ay correction am I just gonna be known for the voice or just like that
or I just want to be being a vocalist, or do I want to be a musician? Question if you love. Then sila dem mene fog na dama am pour janga dara because buguma def music rek te xawuma dara si music because xam nga daf def de toy especially woykat sila start nak di jangandor instrument bi on the low xam nga just pour ma accompagner suma voice bi with something because mun na dem fena fi nga xamne ni suma producer nekut fa awma fa song record na awma fa song bu ma xamne record na ko wala suma play songs yo sa duñ ko like but just man ak suma guitar bi rek mun na dem fu ma neex and then I will entertain thousands of people understand so idea boobu moo ma si dugal ma commencé di ko def nag but bu ma ko defee am na ñu bëri ñu ma gëstu ñoom oncle Keba Telo dem naa fa ñoom Koli oncle Koli dem naa fa ba yàlla defoon tamit ma am access of being in a music school called the Mandimori Academy of Performing Arts so then fu ma demee foofu nag si laa jàngee di basic theory then theory boobu noonu nag dafa ma dimbale a lot on how to educate myself, how to teach myself with the guitar. Right now, I'm a superstar, la si, and I don't want to be a superstar. But bugana ham luma play diko way. That's the thing. So right now, Santa Yala, you know. Mashallah, mashallah. Yeah. And then buga be seen as a musician, not just a vocalist. Okay. Yeah. And there's a difference. There's a difference. On the family package being around the udal, the family Yeah. package being a bubon. All right. So Yeah. there's small dego buba. The family yange one ne. Tey dara du la beta fu nga yóbbu woon fee nag ne la ok wanal sa bopp te yaa ngi ànd ak sa guitare di nga daal di play lu nit ñi mun a understand. La fu nekk laa mun a fu nekk nii right now dama laa xool ma téye suma guitare bi sax xool sa noo rafetee nii ak mbuba yoo sol sax ma wëy taf understand nga. ëpp la yow xam nga tey nag soo moytuwul nag show bi tey du dem xam nga maa yow dañ bari caaxaan so bàyyi ma rek ma serious tey. na dem non waaye xam nga tamit xam nga man xol bi dafa set. su ma la gisee yaa ngi sanse yu nice nag foog ma wax ko yow naka la. li ëpp la gis nga li ne tax man nopp la rek kay di la xëccoo ak sa jabar rek li ëpp la. Anyway, moving on. Your line of music is different from yeneen music yi ngay gis artistes yi your line you know sa music dafa ute. Bi nga ñëwee ak sa music bi how did you get the Gambian crowd to fall in love with it because they're not used to your type of music. We're used to gay loud, tay fi kumba, tay mu neex, taj na fi. They're used to that. They're not used to you coming with that sharp voice and approach nga fa demee da nga ñëwee leneen lu la neex. So why that type of music? And how did the crowd take? Benn thing la to be honest, bu ma starté music di ko def for fun but léegi ba later on bu ma demee ne ok lii dama ko am pour def for real. Benn thing laa doon search for moo nekk lan identity something that is me because doomi aadama bu nekk dafa am lu nekk di yëngu si yow understand nga li nga xam ne is different from anybody but tamit mun nga laane from what is happening right now nga jël ko but tamit nga gëstu sa boppa soo gëstuwee sa boppa rek you will find something original about you li nga xam ne ni is just you and then when you have that you don't need to compete you don't need to do anything but whenever you sing they will say oh that's Barhama. You understand? So bu ma commencé def music nag def ko ba si kanam literally dama understand ne okay man in order for me to sound unique I have to go deep down and then try to research about African culture understand nga especially Senegambia I'm a Senegambian Gambia ak Senegal so I have to research about ñun lan lañ moom then bu ma researchee ñun lan lañ moom ba understand lu ndaw si loolu through the help of ñoom daat Usu Njaay ak yeneen elders yi nga xam ne they were by my side all day then si la realize ne I can always give something li nga xam ne ni people dinañ ko apprécier dinañ ko like moo tax soo gisee suma music bu ma lay def yëpp even suma jëlee feneen sax dinaa bring some part of us Gambia ko in the vibe just pour nga xam ne lii am na dëkkuwaay because aduna bi dafa yaatu understand nga so nit ku nekk am na lu la yàlla may li nga xam ne mayit ko kenn so loolu la si through that daal la discover something but still now maa ngi si research amaguma 100% but suma peree affaire bi dafay xam kon fii toj waaye li ma wax ba léegi mooy your type of music is different from the music buñ dee dégg every day dégg nañ fi waaw gis nañ fi ñuy jël reggae bi gis nañ fi yow xam nga da nga ñëwee leneen why that ba pare lu tax ban challenge nga face bi nga ñëwee obviously nit ñi were not used to your type of music foofu lay try pour waxee
and naka nga def ba nit ñi get used to your type of music ba léegi dama gis ne képp koo xam ne am na a classic programme if you're not on stage they feel ne kenn nekku fa waaw foofu laay wax xam nga foofu lan la foofu secret lan la so bu nekkul secret bi dama create something new de dama delluwaat back to yesterday so ma bring yesterday to ma def ko today but ma modernize ko because soo toppee history time dina la wax ne there was a time bi nga xam ne Gambian music moo dominated suñu sub region bi yëpp Gambien ñoo doon playal président yi Sénégal yi ñoom Senghor ak ñeneen Gambien ñoo doon dem Sierra Leone Gambien yaa doon dem ba Angleterre those days bi nga xam ne nii mooy loolu it was really hard for someone to travel Super Eagles dañ toj àdduna so Super Eagles seen vibe lan moo si nekkoon ba nga xam ne everybody daf ko appreciate xam nga loolu something la so loolu ñooñu seen vibe buñ ko bàyyi mu dee suñ vibe ñun génération bi suñ ñëwee right now war nañ ci mën a tiba ñu isi ko fii but ñu modernize ko in our own way nga xam ne because système yi doomi aadama yi nangu dañ ko ba pare understand nga because fii doomi aadama kenn du fi mën a def lu ees xam nga naka nga di defee lu ees nga jël lu fi nekkoon dimba nga use sa intelligence fii si something new léegi mu nekk something that belongs to you so man lu laa def understand nga lu laa def moo tax suma music dafa entertain that bi nga xam ne ni sax na béjaaw weextal suma music daf ko entertain and I have dañ dee nekk suma personal friend suma music dafa entertain suma age mates because suma age mates tamit they just not they wanna vibe but also they wanna hear something real and then man the reality is what I stand for just always been true to myself and then be true to the people that I'm giving the vibe to and then suma music tamit is that thing li nga xam ne nii the younger generation xale yu ndaw yi dañ ko dee vibe because man foofu laa dooree woon dimba te ku nekk jaar nga fa so if I told them ma nga pour have a little understanding of how everything goes then some music mun ngaa serve everyone and then di nga def music bi nga xam ne ni dangaa dee sa damaa dem sa but I still live because suma music daf fi des so loolu laa nekk wala you know okay ñu gis ne def nga loolu ci music bi identity wax nga ko ñu gis ne ba tey yaa ngi am this unique self like ci sa solo bi ñëpp xale yëpp gis naa xale yi léegi dañoo solu comme Barham so la ay wala nga sol ni ba def sa mbaxana ñu ne hey xanaa capuloo Barhama bala xale yi réew la xanaa capuloo waaw understand nga so nga ñëw tamit ci solo bi why is sa solo bi because gis naa ne yow solo ci yow is very important sometimes you wear some crazy stuff sometimes gis nga bul fi solo gum lu nekk yaa ngi start de bul nga gam ekkati fi leneen dama garaaw lu nii rek waaw ok téye ko fa waaw léegi solo bi ñu gis ne tamit da nga fonkal loolu you're very neat and ni nga dee solo sometimes nga def solo bu crazy sometimes we see a little bit of Musangom in you and sometimes I see some Nigerian you know woykati Nigeria yi ñoom Olufemi dama dee gis ñoo xam ne ci yow dafa dee jaaxal ne ok who is kii dafa ñëw rek indi beneen ni boppam la fan la inspiration boobu jógee surtout ma sa challenge yi ñu passé ci bis bi everything went back to yesterday understand nga comme nu moo dee wax ne fii the world is a cycle lu fi ñëwoon yu fi nekkoon ñoo dee ñëwaat but in another way because understand nga am na tip yu jigéen ñi di sol am na time góor yaa ko doon sol xam nga dëgg exactly so affaire si noonu la dama dem ba realize ne when I start doing music dafa am things yu important trop suma personality as this artist bugga naa ñu gisee ma tamit di wéenu ma solo because once suma music commencé na di dem doomi aadama dañ dee wax ne li ngay jaay moo lay jaay understand nga so people love my vibe and those people that love my vibe am na xale yu si nekka am na mag ñu si nekka te xale yi love my vibe rek nekkul loolu rek si loolu la em de dañ dee dem up to an they want to look like me they want to dress like me te bëggoon naa ma inspire leen in a way of dressing bi nga xam ne it's gonna be something neat something presentable something nice understand nga so loolu bokk na ba si reason lu tax ma dee dress the way I dress but su ma la waxee ne dama toog rek pour jéem a toppandoo wala no I was just being myself trying to wear something that I feel good in xam nga without not following what the people are just
vibe into man duma dee toppa hype man dama dee indi something li nga xam ne nii just that's me but I always wanna be unique understand Okay, in the way I look okay, I'll play a few of your songs. Dinaa play a few of sa songs yi léegi suñ ko play rek nga wax ñu woy boobu lu ko indi xam nga ak yooyu noonu waaw su ko defee rek ñu dugga rek ci wax affaire yi artiste rek jëm kanam ak naataange nañ ci boole ndaw yi jigéen ñi bokk ñu takk ndigg fas yéene liggéey réew the voice is the youth and youths are the voice consider them in decision making the choice is women are the choice empower them and protect their rights dëkk si jaama dara gën a ko fi dund jaama jaamal everybody love in the hearts peace in the homes love everywhere this is what we call it dëkk si jaama dara gën a ko fi dund jaama jaamal everybody love in the hearts peace in the homes love everywhere this is what we call it Music. yeah waaw dégg nga boobu mu nekk woy bu neex ñu dugg a feena ci balaa ñu ñëw ci woy boobu sax ñëpp seede ne Barhama dafa yaru bi di ko woy wane ci musique am ñëpp dee wax loolu Barhama dafa yaru man sax li tax ma gën laa naw sa yaru la parce que yaru nga torop mun ngaa dema ku nekk mun nga faa toog because observe naa te xam naa la léegi ay at léegi understand nga gis boobu nit ñi di wax ci yow mu ngi ci yow ba mu ngi sa musique soo gisee ma laal foofu mooy nit yi dañ dee wax ne Barhama musique am jaxasoowul it's not all over the place it is very organized comme mel ni nit ki ngay wax ak moom nga gis ne is very articulate xam nga da ngaa wax loolu ci nit ki waaye yow sa music is very organized and people say that about you léegi lu ma bëgg a xam mooy yow yaa dee write sa music yaa ko dee direct yaa dee because sa yarute moo ñëwaat ci musique bi wax ñu naka la sa musique bi day ñëwee pare nga wax ñu ci woy boobu ñu jógee léegi nii wow and then thanks so much about that understand nga xam nga rek yaru naa nag digga sometimes xaw ma nag ndax yaru naa wala yaruma what that's what people say and then xam nga appreciate naa ko bani laa nag understand nga but dama ko dee laa but anyway comme noo ko waxee rek yàlla tamit daf ma I'm this kind of a guy ki nga xam ne nii most of the music you ma release out there maa ko dee bindal suma boppa maa ko dee arrangeal suma boppa but that doesn't mean that duma dee accept ideas from others because doomi aadama dafa wax ne two better heads is always better than one te man ku dee appreciate la ideas from other people understand nga because am na yenn musician dañoo wax ne man suma bindalu suma boppa rek keneen duma bindal that's not the idea because we are here to talk to the people of the world and then people ñi nga xam ne ñooy nekk sa surrounding sometimes dañ dee am idea yi nga xam ne nekkul ci yow soo lañ dégluwee rek diga understand nga but most of my songs yi maa ko dee lini arrange and then bala ma dee dem studio tam yàlla daf dee fekk ne understand na lan laa bëgg already maanaam understand na si yan chords laa war a wéyee understand nga understand na yan arrangement laa bëgg but tamit su ma demee dama fa dee fekk producer yi nga xam ne nii yàlla may na leen xam-xam ma xama bu baax and then shout out to all the producers that I'm working with Cyboy, he's a clean heart brother. King Amnen, he has been there for me. J Live Music, he has been there for me. The moment from day one, and then nyene. Understand? Nyom contribute na ci bu baax. But when it comes to the video side, tamit, xam nga suma ideas rek. Daf video producers tamit ñoom dañ dee indi seen idea. Lu mel ni video bu passé noonu say moo ko def Baboucar Manka. moom it borom xelaat bu baax a baax la. brother. Raki Alaaji Manka.
Exactly. He's a brother that I have so much respect for. And then mom tem Zamgarik, he loved my vibe. He appreciate my vibe. Texi damade muna jangal sa si pet. Understand nga? So momo create that concept through the lyrics you ma create. And then Sheikh Tijan Sekatamit same way like them with me when it comes to my videos. So that's how the song is. No la ko de dal. Okay. Ñu dugg nag ci wax bi ñëpp dee wax ne Gambia music doxut Gambia music nekkul di dem yow lan nga xalaat ci loolu. Waaw xam nga fii lu nekk dafa doore si benn. You understand? There was a moment bi nga xam ne ni Gambian music was the big thing. Understand nga? Mun jëmaat ba time mu am a break. So Gambian music break yu doon am noonu moo doon affect Gambian music because so comme ñu delluwaat back to history Super Eagles ñoom ñoo doon dominate suñu région bi but dañ toog ba benn level break am understand nga break boobu noonu while ñu ngi am break Sénégal ñu ngi ak suñu neighboring country ñoom ñu ngi profité si break boobu noonu because one start nañ amul break so looloo tax sax ñoom seen music bi aga fu mu aga but léegi dama bañ a dégg ne Gambian music du dee dem man léegi dama ko bañ a dégg de xam nga lu tax because most of us artists yu fi nekk right now most of us fii lañ nekk demuñ fen we are doing our thing we are living from our music you understand duma wax ne dañ am millions but ñu ngi live from our music teg si ñu ngi si dimbale ñeneen ak ñeneen understand most of suma maas yi they are riding fancy cars you understand they have a very nice apartment fu ñu live and that's just the starting point Gambian music su doon nelaw sax let them know that Gambian music eew na léegi xam nga lan moo ko yóbbu laal nga foo xam ne bëggoon naa ko laaj ci kanam waaye nañ ko indi léegi ok nga ne some of sa maas yi you're driving fancy cars you live in very nice apartments and stuff am na ñeneen ñu doon criticize ne xaaral rek man nag aw ma moto de man aw ma moto de aneen man si xulli di ka ba tey te ebo nga moto mboota ñun gis nañ fi yëpp déglu ma fii li ma wax mooy am na lan mooy sa responsabilité yi wax ne yéen soo leen yéen ngi jël musique bi yóbbu ngeen ko to another level because ci nga bokka yóbbu ngeen musique léegi ci another level because musique bi dafa dooloon mun naa laa ba 5 years ago sax dafa dooloon musique mu ngee doog a hit ñu danaa gis ngeen ay feesal ay stadium di feesal ay xam nga halls di feesal lu nekk nañ waxante digga rek daanu woon na fi xalang ba kenn waxatu jëfi musique yëpp a ngi naan musique Gambia du dem artiste yi mënuñ woy ok ngeen pick loolu up indi ko level bu nga xam ne macha allah tee ngeen ko fu nga xam ne bu fi daanoo léegi rek ma xam ne yéen seen ñàkk a jom la waaye am na nit ñi nag fu ñu leen ay criticiser fi ñu leen a criticiser mooy ne yéen ci seen musique bi def ngeen ci jom def ngeen ci fula def ngeen waaye boolew leen ci fayda bu bari it déglul foofu de li tax ñu wax loolu mooy fa am ñu bari ci yéen false bi peer pressure bi moo leen sonal soo leen wooyee ba hit seen xaalis tuuti rek li ngeen a njëkk a xalaat mooy a nice car rent a nice apartment yéen ñu ci bari xalaatu leen bala ngeen a rent bala ngeen a jënd moto boobu ngeen jël xaalis boobu dugal ko towards a mortgage pour ngeen am kër ëllëg wala ngeen fàttale ko fa ngeen jógee wala ngeen am a studio defu leen loolu waaye all of you yéen a ngi focus on having a car first man laaj la is a car a priority not all of us let me come back moo nekk ne gis nga xelaat yi dañ uutee understand nga aneen bugga doomi aadama dañ uutee industry bi there are so many of us ku nekk ak sa bugga even so when you listen to our music nga xool suñ carrière naka la dooree rek ku nekk di nga am story bopp di nga mën a xam story boppam you understand okay dafa am benn time tour dafa am lu mu àndal people understand that when you are famous up to certain extent su nekkee da nga bugg a live with the fame understand nga live with the people is not to see yourself as somebody famous understand nga man I won't say others I won't say I don't wax about other people but what I know about myself man gis nga with the fame and then with the hype lu dee nit di wax ni yëpp man dunduma ko man I just see myself as that low guy that down to earth guy understand nga moo tax suma xariti démba ba tey ñooy suma xariti tey people have comme noo ko waxee rek am na ñeneen ñi moto lañoo njëkk a sóoraale because tamit waxuma ne moto du nécessité mosu nécessité la because soo xamee ne every day you have so many places to go to you have so many errands to run
and then you cannot be joining public cars every time. Understand nga? So you prefer to buy one for yourself. Understand nga? Ñeneen ñi loolu lañ li, which makes sense. Understand nga? But the fact that ne dama feel ne I'm now famous rek ma commencé aj mbaga dem rent a full kër. Understand nga? Boy di fa ñëw di fa dugga every day fekk xelaatuma kër suma kër yi boppa, then that's not something li nga xam ne nii dama ko advice suma boppa te duma ko advice keneen ak keneen, because man I'm real to myself. Man doomi aadama du ma mën a def loo dara li nga xam ne bugguma ko. Understand nga? Especially fans or whatsoever. Man moo tax right now danga ma dee fekk maa ngi campé ak suma gaay man ba tey génnuma kër de, man I'm staying with my mom and dad. You know why? Understand nga? Time bu ma strane ba nga xam ne du ma dee am njëg yi mbuuru bu ma cop sax maa gaay ñoo doon dëkka together. So su ma demee ba nga xam ne yu ndaw a ngi happen bugga naa every day let them see the growth. Understand nga? Guy bless ma si. And then if I stay out of home dama am too much independent. Man suma boppa foofu laa gisee suma boppa dama am too much independent and dama foog ne this is the right way, because when you are famous it's obvious that money is gonna come, girls are gonna come. If I told ne amuloo mind danga feel like I'm the hottest of all time, so let me just chill the moment. Fekka that's something that is xam nga am na lu mu yaaxa sa career. Man that's how I see it, because man dafa am fu ma dee dundee suma career. Understand nga? But other people tamit ñi nga xam ne ñu ngi dundal leneen lu loolu I won't blame them, because that's how they think. But some of us don't think like that, because man, I'm thinking of how to own an estate, So xam nga mooy loolu. kay su ko defee ma noppale ku du ma rentaat wala du ma dem dëkk ci kenn loolu moom dina ma ne. yow dañ koo bokk sax estate bi partner la mu nekk partnership estate la mu nekk. kay ma ñëwaat fa laal nga feneen foo xam ne bëggoon naa koo laal ci kanam mooy di fact ne I know that you still stay at home, which I see man maa ngi ko gisee as respect, comme li nga wax tamit responsibility bi nga xam ne comme tey yaa ngi bugg sa famille ñu bénéfice ci yow li nga liggéey nga génn util appartement di rent tamit loolu nga nekk ko sa kër sa di ko yokkandiku tam loolu rafetlu naa ko trop. I really appreciate you for that. Waaw ba tey rek ma del si waat fa, because soo gisee nit ñu bari criticize lañ foofu mooy we keep talking about the music industry bi nekkul di dem obviously yéen mi nga xam ne yéen a ngi feeku lu bari tey di ngeen wax ne mu ngeen dem waaye amoon na jamono da ngeen ne demul te di ngeen dee blame am na ñoo xam ne ñoon blame labels yi dañoo blame seen producer yi dinañ blame fans yi dinañ blame Gambia, and but people are blaming, they are saying that the Gambia government should do something about music, pulsing music, which is still true. I accept that. Why yen sen bopa yen you're not even doing much for music. Yen mi ci am studio. Yen mi ci am studio. Dede xaaral rek ma ñëw. Yen mi ci am studio bariwut. Yaa ngi dégg. ñi si am studio sax da ngay gis na ñoom tamit seen studio yi sax mun naa la wax ne njëriñu leen parce que li naka jekka because dama dugga seen biir Barhama xam nga fu maa waxee am nañu am studio rek just for the name ne am naa moto am naa kër am naa studio am the daan man music have done something for me, but how can you have a studio and you don't even have the right equipment in there? Loolu yëpp am na fi. So we want to see you invest so much in music because this is your passion. It's what you love to do. You cannot rely on government, which we want government to do more on music. It should be a must. But yen tamit as artists, xam nga war ngeen naa mën a amal seen bopp lu grand lu rëy studio bu nga xam ne everybody can use. You know, we talked about a lot of stuff man ak yow loolu duñ ko fi ekkati sax waaye foofu la nit ñi doon waxee ne fanse bi moo sonal Gambian artist bi moto bi moo sonal because the Gambian artist boo gis ñu ci ëppa doole. Every week, dinga gis ko wane moto bu esam Instagram. Wala mu wane ko YouTube. I have no problem with that. But if you're showing a nice car like that, at least show me what has music done for you apart from the nice car. Because after then they stop the blame ni ne. Plus be faithful. You have one hit. Xam nga Gambia season la. Tay mu ngi na def ci stadium bi ngeen feesal ko. Ëllëg ngeen dem doo leen fa fekka nit. So why not invest your money? Most of you ñi ñaa you're not investing. Jigéen fii. Yeah, okay, comme fooy waxee noonu understand nga dafa am some art yi nga xam ne dañ dee blame game te man one thing laa believe doomi aadama doo mun a toog rek di wax ne with saay lu mu deful si man moo tax aguma fii nii man something there is something about me man personally I have to speak for myself
but understand nga true speaking for myself, I mean other people they are involved because affaire si noonu la fa demee duma wax ne ñeneen ñu toog di blame ne people bi duñ dee support or government bi duñ dee support nii naa nele or whatsoever amuñ ground. Understand nga because one when it comes to the government side moom to be honest let's call a spade war nañoo support up to certain level because xam nga lan la Fatimata moo nekk thing bi moo nekk gis nga arts culture boy this is something big for a country because soo diggee ñu ne la Gambia soo ñëwee Gambia xam nga ñan lañ ne naka ngay understand Gambian understand nga without language wala mu ne la Gambia laa jógee culture mu understand nga sa culture mooy sa civilization so danga ko am pour rep up to certain level and culture day mën a dem without the arts so arts si dëkk bi daf day yóbbu country's flag to another level fi nga xam ne ni politique du ko fa mën a yóbbu fi nga xam ne leneen nag du ko fa mën a yóbbu understand nga because right now when we talking about Nigeria and the others boy am na aduna bi ñëpp a xam Nigeria ndalu dëgga not because of seen président bi de they know Nigeria because of Davido is from Nigeria, Wizkid is from Nigeria. Exactly. So many people know Senegal not because of Macky Sall or whatsoever. They know Senegal because of Youssou Ndour. Understand that? So you see how important of an artist. An artist is an ambassador of the country. So they may up to a certain level. am na nguur gi tamit fu ñu war a taxawee creative ligne bi understand nga ba artiste yi not ne dangaa jël dara jox leen but na affaire si gën a yaatu understand nga na affaire si gën a yaatu because right now as I'm talking to you to be honest Gambia is one of the countries nga xam ne still now we don't have a copyright law. I won't complain about it because aduna bi léegi dañ ko digitalize up to an extent ne sa dëkk su amul copyright law sax you can be paid xam nga si sa music anywhere you play ko because iTunes mu ngi fi leneen ak leneen fi nga xam ne mun nga ko faa jaayee sa product boobu one side la but when it comes to the ñu lu tax bu njëkka music bi meloon nu mel ak léegi nu mel bu njëkka Gambian bi do they jël ownership bu njëkk Gambian bi daf they feel like oh I can represent outsiders understand nga when Wizkid come to the Gambia dama feesal stade bi understand nga but Gambian su téye ngeen xay saay bu ñu jaay dof but léegi mayen yaa ngi ubbeeku because léegi suma boppam la gënal lu bañ naa la that's what the Gambian know and then I really I really appreciate that that's why I'm saying that ne fancy boy ñun amuñ seen fay nañ xam ne Gambia ñun suñ demee rek ñoom la but tamit di advice suma moromi artiste yi because gars yi ñu ne power bi du affaire si de but the force that surround the power mooy affaire si so meaning like ne fans si ñooy suñ doole so ñun tamit buñ dem ba foog ne dañ am dara o dañ am fame teel a doylu jënd moto foog ne musique defal nañu dara no that's not it because affaire si du Gambie rek affaire si aduna bi la last but not the least when it comes to the studio side studio equipment am na so many people ñu ko am but right now aduna bi dafa change not ne da nga am studio equipment yu ponkal but tamit two things la mun nga am a studio from your money but tamit having the people ñi nga xam ne nii ñoom ngay teg the studio bi tamit is another thing because having the equipments te amuloo the people that know how to use the equipments loolu tamit is another problem you understand so foog naa ne yooyu yëpp ay gap la but ñu ngi ko build gradually te xam nga rek dina nekk daal I believe that dina nekk fii man su ma neexee xajaan fii maa fi man jëkkër man suma jëkkër dafa intelligent gis nga fi wax nga fi loo xam ne yaa ngi nii di wax lu tegu si yoon affaire si daal dangaa ñëw daal wax ñu lu tegu si yoon fii ku fi ñëw ñu laaj la question bi te noo ko ansee rek ñu dem ak yow loolu ma dee garaaw lu rek xam nga sa lesson si laa dee topp nga noo ma dee jàngale loolu laa dee topp nii de gis nga anyway ñu dooral ñu mosal gaa yi beneen si sa voice bu neex li tax man bii man mun naa ci wax dara mooy bi ngeen ñëwee Sweden waaye after nga wax si waaw mooy benn China
allo Barham waaw yaa maa dégg foofu mana dégg bu baax foofu gis nga nag ma indil la bii nga xam ne Sweden la woon mooy benn cin right mu nekk lu neex lu nice because yow yéen ñëpp da ngeen amoon time set so lu ma believe I'm not sure how many tracks ngeen war a play ak naka ngeen because it's an organized stage. It's one of the biggest stages in Sweden. Understand? Thanks to Mam Poon. Mam Poon, shout out to you, Mam. Ang la nuyu Maraka Jubaji. Mam wow, indi leen ngeen ñëw ñu def leen ci stage bu maga maga mag. Tey sa morom yëpp bëggoon nañoo nekk ci stage boobu. Yow sa performance was one of because we dañ dee like a feedback. And we know that your performance was one of the best. I'm not saying it was the best. I said it was one of the best. Which means the boy and Gambia gis sen bopa. Ñoom itam seen performance okay, but I know that yours was one of the best because people didn't even want you to get off the stage. Yeah, for real. Yo, ba nga egg ci stage bi, yow ak sa hype, sa jump, ak sa way rek, da nga start rek, people were like, then touch on Doron. Because we were filming it live, Elite Media was doing it live. Yeah. Okay. Léegi loolu nga nekk ci stage bu mag boobu tubaab bi nga ñëw yaa ngi yóbbu ci olof gi yaa ngi indi music to another level yaa ngi ko wéyee ni la neexee léegi nga dugal fii reggae dugal fili meni tuuti opera dugal fili non dafa jikko réew laa la wax ci ko stage boobu noonu naka nga ko dundee waaw foog naa dadde benn dee la bi nga xam ne nii dama ko always cherish understand nga because it was a special day bi nga xam ne duma ko mën a fàtte moo tax I have to say thanks to Mamfoon and then the whole Salam for believing in us understand nga and then thanks to Harife because link with Mamfoon through moom la ñëwee understand nga but ma back to day boobu rek day boobu benn day la woon because dañ realize ne right now it wasn't about just Barhama it was about Gambia because the first time having 6 different artists ñi nga xam ne ni they am nañ name siñ dëkka ñu génn Gambia dem another stage for perform fa and then bu ñoom dem different things happen there because people be behind so there were some people saying that boy dañoo dem daw understand nga because bu njëkka ñu bëri loolu lañ def te loolu dafa dem up to an extent right now affect na ñu bëri ba nga xam ne ni right now seen dem sax du de mën a yomba because embassies yi ooy lu watul ñu bëri so ñun we were going one pour break that belief bi nga xam ne gars yi amoon nañ ko understand nga 2 pour them to raise the Gambian flag to another level to show the outside world that not just in the Gambia we can make the people move but outside we have what it takes to compete internationally buñ demee man lañ def first performance understand nga maa waroon na ubbi stage bi so bu ma doon dem 2 things laa xelaat mel ne leen okay the foundation of everything dafa am lu mu dee contribute exactly you know the foundation of a building moo dee determines how long the building should be understand so ma dem ne okay man su ma demee fii ma yoloxal waa ji loolu dafa the whole festival wow so fan man war a génne I have to bring the people ma jox leen the energy up to an extent energy boobu noonu artiste bu ñëw daf ko faa téye ba soo bi cee so si laa xelaat mene leen nan ma gaa jox xale Africa because du moom dem si west bi ba pare di leen playal something western no understand nga I have exactly because culture laa nekk di yóbbu ma dem léegi bu ma doon egg tamit gisuma woon flag yi Gambia mene leen man I cannot du ma ñëw ba fii nii mene damaa egg si kaw stage bi nii may wear dara de ba du ma egg with dara without flag yi Gambia suma gannaaw because man dama ñëw Gambia te bëgg naa mu feeñ even bala maa wax ne am from the Gambia so noonu laa ko defee ma egg nag yàlla def ma def song boobu noonu bi nga xam ne nii Super Eagles ñoo ko defoon xam nga the likes of Dad Ousou Ndiaye Senior si la bokka Uncle Badou Diop ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko defoon just ma try pour def boobu pour remind Gambia and Africa that ne yow xale Africa ne lañ àndandoo bokka benn xool bokka benn baat tubaab bi naa xool nañ suñ maam ya xaajale leen but right now we have to come together as one Africa understand nga so loolu laa def woy ko gars yi feel ko waaw mu ne bu yoo xam nga xaleel Africa nañ leen àndandoo
bokk benn xol bokkit benn baat tubaab bi na ko ne yeye suñu maam yaa xaajale leen féewale leen be ñi di làkk français ñi angale ñi portugais ñi italien nañ leen àndandoo wowo dellu cosaan di def nañ daan defee gëm sayen gëm oh waaw papa noonu laa ko loolu tegee di woon neex xam nga rek non nañ xamala la nañ fi end show bi sax ñu ñaawee gars yi wala ne sax fii lañ ko pot duñ ko jeexali anything nag ko tegee may cool loolu kon ñu dem akay yal na la yàlla bàyyi ak sa baat macha allah akay nga ñëw man neex na ma trop explain nga man xaw ma woon ne sax that was the idea behind nga ñëw ak flag bi nga ñëw because waaw ñun ñu ngi doon bàyyi xel loolu ne yow yaay njëkk a ñëw yow soo njëkkee ñëw boo fa defoon lu yaaxu rek Gambien bu égaat si stage bi sax loo fa def lu baax baax nit ñi di ko faale waaye da nga ñëw nga indi fa vibe nga ñëw am faram foofu ba pare lu leela rek laa doon seet yaakaar El Vision mënu ñëw focus dangay daw si cat bi la suñu riteejee foofu balaa ñoo dellusiwaat gis nañ si beneen cat bi yow yaa gisul daal loolu ngeen ñu def keroog bëgguma toog benn place because dee boobu noonu jine Sweden laa doon yëngal xam nga sa jine yi bëgguma gan okay nga blend ak crowd bi so well ñu appreciate loolu all right léegi lu ma bëgg a ñëw balaa ñoo ñëwaat si beneen woy sax mooy pour laaj la ndax danga nekk ci label ndax who's your producer naka la fa demee explain ñu daal sa musique bi lan la naka la fa demee waaw to be honest right now nekkuma ci label and then musuma nekk ci label I have always been that independent artist understand nga not because of ne bëgguma nekk ci label but foog naa ne time ba ñëwangut am na labels yu bëri yi nga xam ne approach yoon nañ ma but yàlla def na mujjuta dem understand nga due to maybe ñoom conditions yu bëggoon ñu joobee ak conditions yu ma bëgg a joobee yeneen yi sax nekkul ne just conditions yi were favorable but yàlla moo ko dogalut but I've been working with my producers. I've been working with 2 different producers. Bunjeka, most of the songs you the job at Triple J, Nyoko the job, J Life Music, and I'm a job at Mombate. But right now, as I'm talking to you, I'm working with Cyber Entertainment, and then you know he has been more than just a producer to me. He has been, you know, a brother from another mother, somebody king of many, even beyond recording sessions. We are always together talking about positive things because vibe before the connection is beyond just music. So the more get connected, the greater music they know gain, you know. So that's what we're doing right now. So my album is fire. The more job, you know. Okay. Legi, lan mo because yow bi nga ñew ci scene bi fekk na nit ñi coow nañ fi coow yi label yi liñ leen dee def comme wax nga ne agree leen woon on terms and stuff like that ña yow li fa nekk bëgguloo ko ak yooyu noonu all right yow naka nga gisee Gambie ak ñi oy seen label ñi am label yi ak lan moo tax yéen because sama gis ne artistes yu bari léegi you rather go on your own than having label bu fa nekk and it has worked so well for most of you. Wow, about the labels, I cannot talk much about it because Lord Mustaduga, you don't know how the experience behind it. But most of the artists then they complain. So I'm gonna talk from artists Lundewa. Understand? Then they realize maybe label be lunyakaron before you sign. Ak numfade deme suñ sign it they different. So is the reason most of them right now are not going for labels. But man, personally, this is the reason because man, I've never been part of a label before. But come tamit, some music collaboration la feel. So sometimes so a label being ordinarily muna yobu some music to another level different from your fokotek. Then it's good for mom because if you do one man show, you know, don't need people around you. You have any kid na japa fi kele japa fele. But so am nga label bobu non ki nga xamne mën na la yobu fo mu yobu sa bopa then it's all good pour nga bokasi but I won't talk much about Gambian labels tamit because tamit xam nga musuma si bokka you know but is it la nek na lu nga xamne dafa important pour ngeen am label yi nga xamne ñu ngi provide a lot with tuuti
percentage ñu jël tuuti percentage label bi baax na si dëkk bi ndax no am bana but music tamit comme two things ñoo fa nekk there are so many musicians around the world ñi nga xam ne they are independent artists and they're doing it understand nga because some people instead of having a label that sign them they would create the label and sign themselves understand nga loolu is a way whereby nga am ne okay pour nga am a label maybe you need somebody ki nga xam ne dafa nekk A&R wala you need somebody ki nga xam ne dafa responsible fii so yow through your own connection and your relationships nga xool how to create that thing within the people that you know understand nga bi nga xam ne then if you can create that then mun nga am a label working for you while you are independent understand nga so affaire si daal dafa ute but label daal am na si solo de because am na so many upcomings that are coming ñi nga xam ne munuñ label su fi nekkoon dina doon jàppale gars yi pour ñu gën a àgg to another level you know because there are so many talented youths in the Gambia billahi wala tala Gambia every day I'm seeing talents so right now man as a singer sax I'm just trying to see how best I can work with few young talents in order to support them because I don't want to just be like name Barhama without grooming any young talent out there. kon loolu mooy miin rek am sa label boppa te man ene naa la ko man bëgg naa nga am sa label because I know ne yow if you're a mentor di nga mentor xale yu right because léegi ba tey rek xam naa ne si label doo si wax lu bari but I feel like you have got answers for me ma duggaat ci label yow gëm nga ne ki nga xam ne dafa am label war na moo nekk koo xam ne has no knowledge in music mu ñëw rek am label because Gambian bi su fiile ne alright lii moo fi missing lii moo fi manqué am naa xaalis rek xaaral ma ñëw def ko do you think ne loolu dimbale na artiste bi wow two things la ñoo fa nekk understand nga mun nga am label as in you are the owner of the label because yow yaa nekk def investment bi understand nga but akasi ne yaay def investment bi doesn't mean that ne danga war a am idea on how the music goes understand loolu fa nekk nag ma laaj la question boobu man Gambie li ma fa gis nit dina am label amul benn connection to music knows nothing about music has never been a promoter amul dara si music waaye dafa just am label ba pare still company boobu la jàppee ne lii mooy suma source of income waaw mooy fu ma la nekk di expérience yi xam nga Gambia tamit bàyyi Gambia dafa nee de Gambia nag Gambia am nañ journaliste yi nga xam ne ni dañ overgraw fekk mosuñu am certificate in journalism am na football analysis yi nga xam ne ni dañ overgraw non yow stanga because yow degree yoo am duma ko wax sax waaye mooy loolu am na in every sector am na ñu nga xam ne nii comme soo toogee gars yi suñ la waxee rek dangaa foog ne ñi ñooy bagage ba but when it comes to the practical duñ la mun a defal dara li nga xam ne jaar na yoon you understand but suma advice daal to invest ki nga xam ne am na xaalis bugg a invest in music moom mooy ne mun naa ñëw mu invest in music tamit but tamit lu nekk na ko jox kan moo ko yellool understand nga invest but tamit have the right people in the right places so loolu bokk na one of the reasons li nga xam ne tamit dafa disturb suñu dëkk bi bu baax a baax because there are so many people ñi nga xam ne nii ñu ngi taxaw ñu ngi téye place yi nga xam ne nii to be honest feesuñ fa de and then loolu dafa am solo trop boo naa that's my little advice daal pour nga xam ne am naa ko suma waxtaan noonu la dee ñëwee soo gisee ma laal foofu léegi ñëw nañ ci point bi ma doon wax parce que tey am na ñu bari ñu ngi laaxu ci gannaaw yi label kii moom label bi moom moo bëgg a doxal affaire bi amul no knowledge of music mu ngi delay musicien bi mu ngi delay artiste bi mu ngi tax artiste bi because kooku amul dara si music xamul dara si music xam nga kooku mënu koo push lu mu mën a gis rek mooy waaw nañ ko génne wala duñ ko génne wala lii ba pare waste time am ba artiste bi comme li nga wax artiste si boppam dafa war a bi connected to music am moom bu liggéeyu ci music am boobu music boobu du dem so foofu laa doon ñëwee nag ba moo tax ma dugal waxtaan boobu waaye ba tey rek wonaat nit ñi rek si sa woygu si sa bala ñoo dugal si album bi ko si loolu la ñoo dugal si kanam waaye wonaat nit ñi rek si waaye suma fun bi nag moo ma bëgg a jàmbu si because batterie bi soreetul yow war ngaa def loolu caaju loo war rusuloo nga toog fii naan ma batterie bi dama foogoon ne suma power bank bi laa fi amee woon fekk ana caaja bi caaja bi suma raka ko yóbbu ay waay Gambia ak benn caaja yow artiste bi day ni yow amuloo caaja dégg ko ana
ragal dara ndax everyday na la garde bokuma nga na montara bok ma what you want rek ma def ko man bu la dara jaral dara fexel ba moytu ma gaañe bu la dara metti dara kon bul wori 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 yëpp dina bayle duma la sorry 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 kon bul wori 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 ku wal bebe sana yàlla duma la sorry 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 suma yaram na tàng ma gis la ma sedd ni galas li ma yëgloo di bégloo su dut yow du amati bagaas mu ma nepp ma dem lu ma gisagul yow la lu ma am yaay borom ànd ak man da sonati kata nañ jan na mu soññi ma ibula dumbulu na kende ma italeen jisu kono keeta ñimaale ñimaale kata nañ jan na mu soññi ma ibula dumbulu na kende ma italeen jisu kono keeta ñimaale ñimaale kon bul wori 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 yëpp dina bayle duma la sorry 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 kon bul wori 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 ku wal bebe sana yàlla duma la sorry 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 Barhama ni waaw mu ngoo affaire si daal daf ñu bëgg a jàmm how many minutes lañ am foofu ma seet naka laa ko rappee op xam naa daal léegi daal maa ngi 15% daal mu ñu ngi baax léegi du ma playaat benn musique ma bàyyagum su ko defee ñu dugga rek ci sa ay mbir su dogee rek su ko defee ñu jëlee ko foofu léegi bëggoon naa dugga rek tuuti balaa ñuy si album bi ñu gis ne am na ñeneen ñu laa ooye ne baalal ma si comparison bi ne parce que dañuy ne Wally Seck ci feeling rek lay woy ci woy yoo xam ne romance la xam nga ak yooyu dëgg la ne dugga si culture bi de waaye gis nañu yow suñu woy rek foog mu laal nit ki yaramam léegi lan moo tax nga dugga ci yooyu parce que yaa ngi dóor ci feeling de waaw xam nga woy yëg-yëg la understand nga woykat yi dinañ understand lu ma woy harmonie la gaa ñu ne su nekkee da ngaa woy te woy loolu li nga xam ne mun naa laal xool rek next ba tey woyanguloo maanaam woy ñu amul ndeysaan ba tey rek affaire su des na understand nga so man nag God knows ne most of the things that I'm doing not ne dama ko dee def because of dama nekk di lii but dama dee def just sing something that is from my heart because benn affaire la understand in life gis nga xol bi mooy buuri jëmma ji and it's one of the realest thing li nga xam ne ni moo nekk si doomi aadama and everything that is from here li nga xam ne it's true to you nekkul fake keneen ku ko dégga dina feel connected by force understand nga because yàlla benn xol la liggéey understand so man that's what I'm doing most of the time when I'm singing I'm trying to see the best part of me understand nga melody wise ma put ko out understand nga for naa loolu mooy the reason lot of people they appreciate that side tamit xam nga rek mooy loolu daal ñu dugga si rek suma wuja bi nit ñaa ngi yow ne waa kii dafa mën a woy feeling bi woy li he is of the market dafa am jabar mu ngi nii maa la yàqal bëgguma keneen ko dugga ñun ñaar rek la yaa ngi faytal sa bopp yaa ngi baax waaw maa ngi baax gis nga sol na lu net yi laa ko dee laaj Barhama bët yi ñooy yàqu na lii fashion la mu ne ma bàyyi ma damaa kul rek fashion la rek maa garaaw lu cap lo anyway kay ñu gis ne temps yi la yaa ngi am doom naka nga jogulee musique bi xam nga xale yi jigéen yi fii yaa ngi am sa jabar bi ba pare nit ñaa ngi ne da nga maintain sa respect you don't do those kind of things xam nga da nga respect bi foofu nañ fa dugga daal waaw xam nga to be honest gis nga taka jabar bi comme foog naa ne xam nga li nga xam ne ni du ñàkka la so li nga xam ne du ñàkka tamit is better tamit nga def ko nga xala mën a concentrate on the vibe but you're very young am na ñu dee wane yow gis mosaguloo mosaguloo àddina musique dafa ànd ak xam nga dem tasaare place yi ñëwaat toog yow nga jëy rek taka jabar I was pleased with that kay ma benn affaire mooy nekk kenn fii nii dooruñ fi kenn because of deful music understand nga but xas nañ fi nit because of takul jabar understand so realize ne farata bi du music bi de farata bi taka jabar la
Understand nga? And then it feels good to hanga to have your daughter and then have your family around. You understand like even before ngay nekk star rather than nga xaar ne da nga war a nekk star ba pare war a choose so that they to pick. understand like okay there are certain levels of agere after all though they hamati who's real and who's fake because everybody will show you a smiling face and then sometimes there is something hidden behind the smiles nobody knows so man dama dem ba realize ne okay God just called me for it yalla mo buga ma taka jabat at that age understand nga so I have to get married understand nga ñepp dañ de wone hay xale bu ndaw bi digalal I'm too young still now but yahaluma suma music still now maa ngi gën a mën a concentrate sax and then before boy dama ne nekka mun naa nekka fii fële am yu bëri yooyu dox but léegi at least you come back home to your beautiful daughter and your wife. Thanks so much man yow xam nga naka la sa wuj maa ngi shout out to suma wuja bi lépp naa tur bi duma ko fi tudda shout out because dañuy bëgg seen privacy understand naa loolu maa ngi shout out to suma wuja bi kontaan ci moom parce que nangul na la déggal na la nekk na xale bu yaru te moom itamit jëlul kum gis rek mooy Barhama gisul Barhama the artist ba pare solo la sa liggéey ñëpp seddal nañ la loolu ma kontaan ci lool nag ndeysaan léegi ñu dugg ci album bi coronavirus ñëw because fi mu nekk maa ngi rush affaire si coronavirus ñëw na mu yàqal artiste yu bëri du yow rek international fu nekk si àddina si mu yàqal artiste yu bëri si seen liggéey te obviously tamit dina leen affect te yow yaa ngi ni di pare album bu nga xam ne macha allah album bi bu génnee àddina yëpp nga tasaare fi man gëm naa loolu parce que yow dama dee wax international artiste la xam nga nit ñi ma dee naan sax may dee wax loolu ma ne leen ne parce que kii am na ñoo xam ne stage yu nga xam ne boo leen fa tegee people will relate to their music am na ñu nga xam ne boo leen tegee si yenn stage yi people will find it hard to relate to their music waaw so léegi nañ wax ci album bi li nga xam ne moom ngaa waajal ak coronavirus bi naka la affecté loolu waaw album bi comme li nga xam ne lu ma yàgg a xelaat la understand nga but yàlla dis at bi la ko sottil ak ine bu njëkk tamit I just don't want to release any album because of people are releasing album because man comme nu ma ko waxee woon si njëlbeen rek hype du ma dee move understand nga dafa yaar pour def for the right time pour ma release the right product so dama doon liggéey nag si suuf ba yàlla def ne right now it's time for me to show them a package of who Barhama is vocally, who Barhama is lyrically, and then the message that Barhama have for the people out there. You understand? Sila jema job album bini, and then job na si ak suma harit buba moy Sai Boy Entertainment, and then with other brothers ni nga xamne tamit lu melni ñom Sparkling Black, they have been there since day one. Every day bu ñu record ñoo fa nekk because man benn affaire la realize album dafa passé di level ne man ko job rek man la so da man kese ma wara nekk studio because ideas yi dañ yaatu so foog nga di nga indi sa idea mu criticize la ko ngeen criticize ko si studio bi bala moo génna rather than ngeen xaar ko ba mu génna ba pare ku nekk di gis gir fault there must be fault because some people foog ñu ñëw ak faults but studio bi waañ la so waañ bi nañ fa defaree bagage bi so right now as I'm talking to you from nane everything is done production wise and a few things like a desing am ni ñu ko plaster fi defarat fi ni police pour affaire ci gëna taru but inshallah rabbi dinañ ko release the idea was to do something big bi am ni Gambia dañu witness man on stage together with my people ñu nekk suma gana band bi it would have been something off the hook because yeah man suma so it's something nga ne kenn du ko bëgg miss because no dafa am something about me li nga xam ne still now wane nguma ko Gambia understand nga ku suufewu laa nag understand nga not ne lu bëri la but I think am na some part of me bi nga xam ne ni the people are gonna appreciate so dama ko bëggoon a wone on my luncheon but xam nga corona bi ñëw na taxaw but still now dama wane corona bi duñu yaaxal léegi the idea is dinañ ko release on all social platforms and then dinañ am some copies tamit yi nga xam ne dinañ ko jaay in the Gambia xam nga but after corona bi su stopé wala yëpp xala wàññeeku daal dinañ def a concert bi nga xam ne ni dama ko defal for the people for my fans in the Gambia and abroad soobee yàlla but am na yeneen ñoo xelaat yi nga xam ne man a yow sax am na yu ci wax but yooyu jar ñu ko fi wax kay ci soobee yàlla comme nit ñi yéen a ngay déglu soobee yàlla ak yonent ba incha allah man moom ci support system bi laa bokka Barhama suma Barhama la ku ko xam-xam ne man dama ko def comme suma doom
def ko comme suma raka def ko suma lépp man because dama ko bëgg si suma xol bi moom abu ak papa moo suma fi listatee sax juum dafa am 5 artistes yi maa leen bëggal suma boppa loolu da kenn mënu koo dindi so man sa loncin moom maa ku ma fa déggaat ne ma mas maa ci taxa ne rëpp so di ñaax nag bépp media house nag jóg leen jàppale suma barxaama mii ba pare nag yéen Gambien yi am na lu nga xam ne ñu ngi koy waajal parce que gis ngeen corona bi nu mu faa demee ñun liggéey ci ron dafa am lu ñu liggéey barxaama nag moo liggéeyam ñun dañ ñëwaat suñu idea rek yoo xam ne moom lañ ko tegal ci table bi am na lu nga xam ne bu demee ba sotti comme ni mu ko waxee rek mu ngi moom tamit dafa am ñi moo liggéeyal ñoo xam ne mu ngeeg ñoom soo suñu demee ba ñun ñëpp d'accord ci ay cadre dinañ ñëw mu release mu def launch ñoo moo xam naka la koo defee waaye dinañ big show dinañ bëggal nit ñi dinañ xam ne kii dafa am a golden voice dina fi def lu nga xam ne waxuma ne kenn musu koo def Gambie de waaye dina fa def lu gëcc lu fi amoon lu fi musoon a am lu mu dekkil lu fi musa amit lu mu eesal loolu moom óor na ma tey soo gars yi nag séntu leen loolu ne mu ngi ñëw incha allah ci lu bañ a yàgg man dinaa ci nekk ci dox bu ñëwee rek naa leen ne egsi na nag mu ngi nii indi lañ leen ko tegal nañ leen ko ci table bi Barhama xam naa ne léegi time alawatuka because of sa phone bi mu la bëgg a jaamu waaye ma laaj la rek lan mooy sa advice si xale yi nga xam ne ñoom dañoo roy ci yow bugg a nekk am artiste lan mooy sa advice ñoom si music industry bi ak si wàllum jàng education man pour man dafa important trop. waaw loolu soo ma si waxee comme benn place lay dooree mooy education first because gis nga gars yi dañ leen wax ne àdduna bi information a fi mooy yëpp and then the more nga feed sa bopp with enough information after all lu day ñëwaat la si yow te information ak education moo nekk li nga xam ne nii wealth la am bi nga xam ne nii kenn du la ko mën a roob because once dugg na fii nii sa xaalis nit mën na ko sàcc sa poos leneen nag leneen mën nga ko am mu yaaxu bot xam-xam waaye am nga ko fii rek after pour yow la understand nga so di leen wax ne before even suñ choosee music nañ understand ne music place information la so da nga war a jàng force after jàng bi nag then mun ngaa bring in music tamit bul foog ne da ngaa ñëw bokka si rek because of ne ñëpp ñu ngi si da nga ko am pour def pour cepey toppala or whatsoever because dafa romba loolu mission la yooyu so na nga represent something try nga represent something positive because ñu bëri dañ am na ñu bëri ñu ngi réer because ñu ngi use music as a weapon of destruction understand nga but tamit dañ war a bàyyi xel because the message that we are passing one way or the other ñu ngi affect somebody kuy listen felinale so necessary na pour ñu segaat because wax la once wax nga ko rek dem na so ñun we have a great role to play when it comes to educating the people as musicians so ñun ñoo war a njëkk a educate suñu bopp so xale yi loolu la ñoo wax te leen wax ne nekkul ne affaire yi ne dangaa door tey rek nga am leneen la ëllëg ñu bëri dañ dee fee loolu dangaa dugga tey rek nga xam ne foo sot na ngeen na nga am 100 affaire yi du loolu wërsëg dañ uute léegoo-léegi mën nga si dugga yaaga nga dem ba ne dangaa bàyyi fekk yàlla foofu la dogalee bagage bi so naa ne loolu is my advice to the younger ones and everybody ki nga xam ne mu ngi déglu te bugg a jël music as a career just be real to yourself and then know what you want. am na ku wax ne even though ñu ngi amee vidéo bi mu ne bëgg na la nga bëgg na laa dégg nga woy faxas ci sa voice rek waaw ci sa voice te nekkut ne daf ko dégg waaye man ñu ngi amee vidéo bi waaye yow woyal rek faxas yeah I'm waiting that kaay leen ñu faxas dem ñu ànd bokku lang bu kenn sedd na ñëpp ànd bokku tàng ñu ànd faxas caxas tamati ndigay boole ci fànk te cël ba kenn laala sama xet gi dugg na gune gi faxas xas sa digga bi ay waay emale ko foofu noonu bàyyi ko boobu waaye ba tey rek bala ngaa dem ñu playaat parce que ñun moom fi mu nekk soo génnee sax aayul waaye bala ngay tàggatoo rek ñu playaat parce que foog naa fi mu nekk nii foog naa liñ la bëggoon a laaj rek laaj nañ la ko waaye xam nga tam ñu play song bi nga wax ci sa xalaat tamit loolu dafa neex ok waaw so foog naa ne bii ma playal la bii
ana Barhama boy maa ngi nii boy waaw dégg nga boobu faxas bi yaa bàyyi baabu nga woy ak nag waaw artiste ya nga woy ak moom faxas naka la ñëwee wax ñu faxas gaaw waaw Fahas nag gis nga story bi ñu ñëwee sax dafa jaaxal ñu bëri because it was a song bi nga xam ne dañ ko record but it was not planned understand nga man dama nekkoon studio di record suma beneen song Aljana understand nga but tamit producer bu ma doon record moo record Fahas tamit at the same time but dama déglu beat bi nice so mene baabu oh boy sa beat bi dafa nice na de mu ne ma hey dimbala ñu nice na waaye kenn du si teg beat bi dama si nay dama si soxor bi duma si fii jokki after mene ko ay anga dañ am that joke in relationship because he is waaw baabu xam na ne dafa is down to earth xool naa ko ba soona xawma anamu xool naa ko ba soona very cool after then si laa ko wane boy man sax bëgguma def dara si lii nii yow doo tee but while mu ngi dugga si but bi di record then melody dugga suma bopp because man whenever I hear a beat the first thing lu dee dugga suma bopp mooy melody understand nga then ma commencé di jaar melody di wax understand léegi producer bi dégg ma producer bi mu ne ma bee blood looy def noonu nice na de ma ne ko da nga foog melody bi moo nekk di am la nii rek léegi ma continuer di woyantu melody bi baabu bu mu génnee si but bi moom mu déggal suma melody bi léegi mu toon ma mu ne ma blood loolu neex na de doo def loolu suma song bi ma ne ko yow man sa song bi def ma fi ma ne ko da nga teel a wax moo tax du ma fi def dara mu ne after si la ma wax ne booy léegi ñaanal la ngir yàlla ñaanal la ma ne ko léegi xam nga lan nga soo bëggee ma record fa danga maa dem nga jëndal ma sawarma because léegi maa ngi xiif understand nga ak benn drink because man ko doon tooñ studio bi is always live because when we are together as one brothers boy we have fun then si la dem jëni loolu noonu nag after then nam nga rek ma cob ba pare after then di ko disturb moom yëgut kañ laa ko dugal sax dafa ñëw rek dugal ko dégg but Fahas bi xamoon naa ne it's gonna be that great songs ba xamoon naa loolu mu nekkoon hit nag Gambia mu nekkoon one of your greatest hits Gambia yaa bàyyi baabu yeah because fa naa ne boobu noonu tax na fekk na sax nit ñi xamaguñ la noonu eloon suñ la dégg rek ci kër gi dañ la daan parce que ñu ne waa kan mooy booy boobu foog naa tey ñi seetaan ñu baree ñu ngi naan great voice ñu ngi wax about your voice de xamuñ woon ne sax yow yaay dis Barhama nga xamuñ ko woon waaye anyway it's good that people are getting to know ma playaati bii rek nga xam ne mu em ak salifin bi because boo ngeen ci coronavirus tamit Fight non-stop, we will never give up. Island ñu booloo ñu bokk doole xeex corona. Island ñu booloo ñu ànd fagaru xeex corona. Waxtu bi jot na takk ndigi xeex ko. Waxtu bi jot na ñu xarañ faj ko. It's time to stay strong to fight this virus. Virus in laughter prona yeta keiro yena ngambulol kunin safunula ngabulu diwal bula ngakewal tenkundi Barhama waaw yaa ngi try ci batterie bi foofu loolu is a nice song soo gisee may mujjee koo indi because yow da nga jël woyi corona bi nga yóbbu ko beneen level woyewu loo ko ni ko nit ñi doon di woyee sax
yow nga indee ko neneen nga ñëw ñu gis nga woy si soose woy si olof ma bëgg laa laaj rek ndax artiste dafa important tamit mu dégg yeneen laaka yi oo mu woy ci yeneen laaka dafa important trop because artiste xam nga fi mu lan lañ benn affaire la artiste nit la te artiste communication la nekk di def aneen ñooy communicator mooy the people so people booy communicator tamit war na nga nécessité war na pour nga xam ban yan laaka la ñoo laaka because doo ñëw bu ma ñëw si Gambie ba pare ne Japanese la ñoo woyee understand nga so sa environment foog nga understand lan lañ dégg pour nga mun la ñoo waar si loolu understand nga man tamit loolu la dee try pour def not just using Wolof alone but try to blend Wolof Mandinka and then English just to make sure that ne ma am a larger crowd bi nga xam ne diñ dégg what I'm trying to say moo tax ma def that song because whosoever knows Barhama dina understand ne my music is beyond just entertainment te dama dee feel like ne lii su risee it's always come necessary pour ñun tam ñu enlighten the people using our voice to sensitize and then pour save leen tamit safeale suñu bopp loolu tax ñu def song boobu noonu okay mu am importance trop kon nag Barhama foog naa ne ñu nañ to the end of the show am naa sa bati moo laa jàmm because bëggoon naa ñu laajte sax collaboration because yaa ngi collab ak a lot of people bëggoon naa xam ne international artists yi tamit am na ñeneen yu dalee approche pour nga collab ak ñoom and what are we expected to see am nga bëggoon naa laajte lu bari waaye ba tey du ma bàyyi si boobu waxal si collaboration tuuti rek with yeneen artistes yu nekkul Gambien ak rek lan la ñoo gis si Barhama lan la ñoo expect si album bi su ko defee na nga tàggatu yeah comme music is collaboration understand nga sakatuma right now aduna bi nu mu demee sometimes ko mel ni affaire si dog na ndeysaan non upana métti na ma ndeysaan fii mbir bi gën a neexee nag foofu lañ ñàkkee amati Barhama live waaye nag fo naa ne lifin bi naka fóonam bi jaamu na ko at the right time even though ñu yokkaloo loolu dina neex waaye comme que mënu ko cee yokka ni wonoon nañu ne batterie bi mu ngi dem down but I can see ne ñun ñaar ñi fan si lifin bi ba léegi maa ngi gis turam bi somewhere so I don't know if he's trying to mu ñëwaat or not so dinaa nekk di wax tuuti rek ba seet su fekkee mën na moo ñëwaat su mënta ñëwaat tamit foog naa gaañi dégg ngeen ci Barhama comme lu ma dee wax rek man Gambian music dafa am lu ma dee def dafa ma dee dundal dëgg la du may toppa music yëpp si àdduna waaye dafa am certain type of music yoo xam ne waaye Gambian music dama dee toppa mun naa wax ne xam naa xale yu bari yuy woy seen music xam naa leen ñeneen ñi si soose ñeneen ñi si pël ñeneen ñi si làkk bu baree bari because dama dee follow dama ko defoon upon man pour man it was personal ma take it upon myself pour dugga si seen biir di leen laaj boobu bi maa dem Gambie di dugga si biir di bëgg a lijjanti shape music bi this was about 6 years ago 6-7 years ago ci laa startoon journey boobu bëgg a xam lan moo tax suñ music bi demoon because dama gëmoon ne suñ music dafa war a am pour dem music Gambie dafa war a am pour dem warut a stop comme ni ko Barhama waxee amoon na jamono suñ music dafa eggoon level bu nga xam ne because mun naa remember vidéo boobu noonu dafa réer xaw ma waaye naa ko ut mun naa remember ma demoon ci naka jali benn si jali yi mu nekkoon une femme monde ma demoon interview ko mu ma lu bari ci music woo ma Gambian artiste yi liñ defoon ci music recognition biñ amoon waaye all of a sudden rek ñu ñëw rek music bi dem boom amoon na jamono Saadara Kereba Jawara nim si yàlla ko yàlla xaaral àjjana ci yiitee ñu su daan dem daf daan di yóbbuwaale yenn artistes yi mel ni ñoom Infam Monding am na yenn yi sax yenn dëkk yi ñu daan dem dañ leen fa daan yóbbu pour ñu rek wane suñ culture artistes lañ daan jël pour ñu wane suñ culture waaye mu naxari ma nag about 6-7 years ago ma dem Gambia ma ne you know what suñ musique bi mu ngee dee koo ci laaj mu ne la ne aw ma producer bu baax koo laaj mu ne label bi moo nekk problème bi nga gis ne these guys are talented bi ma dugga seen biir man mun naa ne that time T Smalls laa mënoon a wax ne mu doon hit time boobu noonu ST mu ngi just doog a ñëw noonu xam nga after ma gis how it is growing music baa ngee grow dëgg la mën ngaa toog ne Gambian music nekku di dem but on the other hand mën ngaa wax ne Gambian music mu ngee dem waaye lan moo tax mu fail artistes yi ñoo ko mën a wax lan moo tax mu fail producers yi ñoo ko mën a wax lan moo tax mu fail ñun askan bi ñoo ko mën a wax waaye gis nga tey
boo laajee artiste bi dina la ne fii la tudd nga laaj producer bi borom label bi mu ne la fii la tudd nga laaj ñu ñun ñuy suñ bopp nga xam ne ñun ñooy fans si dina la ne fii la tudd because dafa am ñoo xam ne dañ taxaw xeex ko comme tey nga gis nit ñi di taxaw di xeex naan Black Lives Matters noonu la am na yenn Gambien yi dañ taxawoon di xeex let's support our own ku ci mel ni Hadi Kinte moom xëy na léegi laa ko gis si scene bi te ñaxaw ma waaye dégg naa ne ku yàgga fight la let's li fi dégg naa Hadi Kinte du déglu musique yi yeneen dëkk yi soo waxee rek mu ne ma ne man Gambien artiste yi man Gambien artiste yi waaw so dafa am ñu yàgga fight pour Gambien musique mu eggaat fi du ma ne woon ne dafay am ñu yàgga fight pour Gambien musique mu jóg déedéet because it was there waroon ko dekkali rek la waroon ko dekkali it is very sad ne boo toogee tey nga waxaa ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci musique démba nga waxtaan ak ñoom liñ laa wax ci musique bi danga naan doon na yaram te ñooñu di nga gis ne defuñ ko woon sax ni ko xale yi di defee tey ñii niñ ko defee tey ñu ngi ci def xalaat ci ëllëg waaye those days suñ papa yi ak suñ yaay ba ñoo def musique time boobu gaa ngi ko def musique pour lan passion la ak pour lan ñu ne ñu ngey jàngal ñu ngey eeti ñu ngey toog ñu ngey wax ak askan bi through their music through music ana mag yi démba yooyu ñu ngi fi di leen call di leen ut pour ñu ñëw toog wax ci musique léegi-léegi nga call leen ñu ne bëgguma wax ci musique suñu industrie bi seen industrie bi du dem tey musique industrie Gambie musique industrie su demoon nu war na demee tey suñ kilifa yooyu ba léegi ñu ngi leen a jox plateforme ñu toog di fa woy ba léegi ñu ngi leen a jox plateforme ñuy ñëw di wax xale yi musique yi démb ak lan moo taxoon mu dem fan leen jaar ak yu baree tey ñu ngi toog fii di tiitaroo ay Youssouma jigéen bi ñu ngi tiitaroo Wally Seck di tiitaroo Thione Seck di tiitaroo keneen ak keneen ak keneen su ngeen waxante digga ba waxante digga tey man dama ko de yàgga di ko wax dama ne Gambie Sénégalais artiste tey bu dem kanam bu sa musique ekkati ko rek Gambien bi moo ekkati sa musique because ñun we will support you to the maximum dañu support to the maximum tey man dama ko dee wax ne Sénégalais artiste bu fi woy te sa woy dem kanam sans ñun doo dem loolu sax ñaa koo wax tey sax bu toogee ba Sénégalais bi sax appreciate seen musique as a Sénégalais artiste dafa fekk Gambien bi moo la poussé wane sa soit wane ne soo ñëwee ci stage pour nga woy ñu won la naka lañ la ekkatee kon su boobaa boo delloo sa di ka ñu start di la ekkati ñun ñooy wat utee kaay xaalis bi artiste bu bugg a jóg bugg a ut xaalis dëgga bugg a cee am xaalis dëgga danga naan xaaral ma dem Gambie ni boo demee Gambie nit ñi dinañ jëlee sa ticket ñëw lool ci artiste bi Sénégal boo ñëwee Gambie nit ñi jëlee seen ticket ñëw seetaan si la lool boo ñëwee jëlee fi ay koppar danga fay jëlee xaalis direment boo demee wéccu ko rek rent sa kër pour 5 years jëlee sa moto bu correct te Gambien yi fans yi ma ñëwaat ci ñun soo gisee ma ne ñun ñoo tax tey artistes yu bari Sénégal ñu jóg tey ñun ñooy ñiy mayee moto dangaa gis ko ci laal si kaw stage waxuma la nga woy ko ci album de ñi fi Sénégalais yi woy bari wuñ nag suma maas yi woyuñu waaye ñi nga xam ne woy nañu ci kaw stage ñu ñooy taxaw mayee moto ñëw baatere def xaalis gu dul jeex mais même li fi ci laa bokkoon duma ci génne suma bopp waaye maa dem ba muus xam ne no this is not right I keep saying ne we need to support our own we need to help our suñ artistes yi so I cannot be throwing money like that on stage suñ Gambian artistes su ñëwee si kaw stage dangaa gis nit ñi dañoo toog kenn du jóg su ko defee nga gis artiste beneen international artiste bi su ñëwee rek ñëpp daw dem si stage bi di ko may xaalis di dance to music am ak yooyu noonu you know and that's what got me going my feeling no this is not right we can't keep doing this foog ñu change ko and somebody has to change it it doesn't have to be me waaye ñeen dañ war a jóg ñun ñëpp ñu taxaw ñu change waaye nag sant yàlla fi mu nekk nii tey bokkoon naa tey moom dinaa ko wax bokkoon naa si ñi da artiste suñu ma laajaan ne ma ne dañ bugg a am luñ fi bugg a def F lii ma ngi laa ba maa dugg seen biir de am na ci ñoom ñeneen ñoo xam nañ seen boppa ñëwoon si man ne man dañ bugg a start complot fu mu nekk buggatuñ fee laajte waat less than 50,000 I agreed with them because if an international artist mu ngee ñëw we are paying them millions laa wax nii pour ñoom ñu ñëw rek woy 5 woy benn woy dañ ko jël guddal ko def ko 30 minutes because dinañ ci woy Fatou woy ci Mata
woy ci Rahman woy ci Koka so benn woy boobu imagine la suñ si woy suma foo yooyu yëpp su laalee tuuti ne Faato jëlee waat fële ne Maata jëlee waat fële ne Rahman di ko jëlee noonu ba 10 minutes a jeex su ko defee mu daal di indi Arona Ron Arona Tin Rahman Koka noonu lañ koy defee ba 30 minutes ba jeex si ñeneenti nit su ëllëgee suma maas yi ñu laaxu saroon dem may artiste boobu noonu moto wala laaxu saroon may ko mbuusi xaalis ëllëg ma taxaw di leb wala ëllëg ma taxaw di jooy naan aw ma xaalis dugal na fii génne na fële soo ñun nañ xoolaat suñ boppa bu baax a baax dama ko dee wax ne even suñ mënta support xale yi ci seen wëy foog naa ne we need to invest in them nañ leen invest ci ñoom soo investé obviously they are very talented it is very sad ñaata xale la ñoo suma plateforme bi and they all of them are telling you ne nekkuñ ci level nekkuñ ci dara ñoom ñooy demal seen boppa so imaginal somebody like Barhama somebody like DJ Limo somebody like Chess Ngom keneen ak keneen you should have faith in these people ngeen push leen te bul bañ a taay am nañu koo def nag waxuma ne defuñ ko waaye am nañu koo def waaye ñun suñ gëm-gëm mooy suñ gars yi mënuñ woy duñ dee neexal stage mun nañ woy wallahi looloo kill seen confidence parce que ñun dañ leen woyal wax ba sonn ne mënuñ woy duñ dee neexal stage duñ dee feesal stage because of gis nga idea boobu ñu am ne duñ dee feesal stage moo tax Gambien bi daf dee tayal su Gambien artiste bi ootee pour Gambien bi ñëw dafa tayal because dafa ne ñii duñ dee feesal stage yow tey su ma war a dem ma call la ne la hello waaw nga ne dangaa dem si show yi kan bi tey Barhama yow Gambien yi mënuñ woy yow man di suñu waali la ma dem yow mi nekk si on the other side of the phone dangaa tayal doo dem parce que li ma la wax tax kon nag nañ leen ceeñ ñu ñoo xalaatee xale yi mun nañ woy te ñun problème buñ am mooy dañ sélective dafa am ñun jàpp rek ne these are our top people ñooñu rek suñ woyee lay dem seetaani si lifin bi it is very unfair we need to support them and encourage them in as much as ñu ngeen support international artists bi because duma wax ne loolu dafa war a ñàkk si dëkk man duma ne nañ ko condemn man duma bokk mukk ci ñu wax ne condemn leen international artists yi bu ñu wati Gambia waaye li ma support mooy so international artists bi ñëwee Gambia lu tuuti su fekkee kooku charge na la $1.5 million for 2 nights nga la fayal suñ Gambian artist bi waxuma la nga fay ko half bi sax de because playback laa def si waxuma la nga fay ko half bi sax de because of xëj na moom ñaari song rek la faa ñëw woy at least I've given them 100,000 150,000 200,000 dañ leen ko war a jox Gambian artists yi tamit yéen si yéen foog ñu wax ak yéen I remember there was a time boo xam ne I was trying to organize something this was last year or 2 years ago people that are listening ñu ma xam bu baax xam nañ li ma wax si nii because dama bëggoon a organize show bu nga xam ne it is all Gambian art man koo wax fii tey su ma gisee nit ku ko def sax dinaa si ñëw ma jàpp si ma support ñu ñëw def ko I still have it it's my dream pour feesal stadium boo xam ne ñetti Gambian artistes rek laa faa teg ñu woy bem jeex tak Gambien yi génn si te dama bëgg mu nekk 31 December ñu defal leen ko gala ñëpp génn si ñëw support leen so bi ma doon through that arrangement bi ma doon try pour def ko guess what Gambian artistes yéen tamit war ngeen a xoolaat seen bopp bu baax because yéen da ngeen dee bëgg a charge yéen nit ñi according to ngeen ne Barhama ñëwaat na mu ngoog alhamdulillah da ngeen dee bëgg a charge nit ñi according to ne all right kii F la Europe la jógee xaaral ma charge ko lu seer charge me the standard rate that you would have charged someone who lives in Gambia loolu bëgg naa ko wax ak Gambian artistes yéen tamit loolu mu ngi fa ma delluwaat si leneen lii si through suma process boobu noonu ñëw naa ba egga si benn Gambian artiste bi ma ko koolee ne ko all right I'm trying to organize this all Gambian thing boo xam ne ñu am a gala dinner boo xam ne New Year's Eve bëgguma faa gis benn international artist I wanted to Barhama du fàttaliku nga loolu si nga bokkoon last year is it last year or year before last year for the year before last la. Year before last la. So Barhama bi bokkoon na sax si ñu ma doon utal artiste yi. So ma bëggoon a def bi pour mu nekk loo xam ne Christmas New Year's Eve la. Ma bëggoon ñu boycott waxuma boycott sax de waaye ma bëggoon ñun tamit ma gis dama jaraloon man wax naa ko Barhama rek si waxtaan ma ne ko su eboo muy feel sax
dama see invest nit ñi buñ ñëw waaye ñu xam ne yéen mun ngeen a woy na leen 10 nit ñoo seetaan ci waaye perform leen loo xam ne ku seetaan live boobu after the next day dina regret lu tax mu demoon si show yi keneen ki te ñëwut si Gambian artist. You remember we talked about that? This was 2 years ago. Yeah, we do. And then I told you about this artist boo xam ne approach naa ko lan la ma si tegal Gambian artist yow nekkuloo international artist ngay maa wane crowd bi foofu daf dee congested so léegi moom suy ñëw dama ko war a rental dama ko war a jëlal hotel. I was like, what are you kidding me? You live in the Gambia dama la war a jëlal hotel nga ne ma mu ne ma jëlal ko hotel moom moo baanam bi ma ne ko yow du ma la jëlal hotel lu ma si tegal mooy waaw sis bu leen ko defee noonu te soo fi indi woon international artist nga jëlal ko hotel kooku nekkul Gambia I have to ma jëlal ko hotel yow waruma laa defal loolu. waaye bul nekk di tojal suma gars yi nag du ma nangu nga ñu tojal leen non dama leen gërëm ba pare nga nekkuloo fi woon soo pare nga déglu affaire dama leen gërëm ba pare ne nañ leen war a jàppale waaye ñoom tamit nañ xam ne ci biir jàppale boobu nañ jàppale ñi nga xam ne ñu ngi pare pour jàppale leen xoolal loolu biñ ko plan 2 years ago lañ ko plan last year ñu bëgg a ñëw tamit defaat ko mënut a nekka because artistes yi nga bëgg a pour ñu ñëw nekka si stage bi pour ñëw def ko sax ku nekk nga laa wax ay yoo xam ne at the end I was like no xam leen ne lii musut fee am it's a start dañ ko fi bëgg a indi so yéen a ngi naa jàpp fee na ma jàpp fee na ndax mu mun a dem anyway léegi wax naa ko nag ku am idea bi ma xam ne man moom laa am ku pare pour def ko man dinaa ñëw jàppati ba léegi nag maa ngi ci coronavirus su amutoon this year wallahi this year lañ ko doon war a am pour defaat yàlla moo ko tuddaagul su neexee yàlla dina am so léegi Barhama ñëwaat nga nag fi mu nekk nii ci lan laa la laajoon ci collaboration ndax am nga international artist bu la ñëw approche da pour collab ak yow ak lan laa la laajoon sax loolu lañ doon foofu rek waaw collaboration bi moom laajte woon nga ma si understand nga waaw and then foofu laa doon waxee rek after the fil si la affaire si off what I was talking about Monica life in general so let me understand certain level di nga understand ne life is all about collaboration because doomi aadama bi dafa am benn time benn environment nga dee nekka understand nga right now I was in the Gambia before bi nga xam ne Gambians rek ma xam so bu ma demee ba nga am ne or na ma ne most of my people not everyone because nekkul ñëpp la xam but most of my people ñi nga xam ne xam nañ ma so léegi tamit bëgg naa another place ñi nga xam ne ni xam nga at least ma xool kan laa fa mën a collaborer tal pour mu àggale fa suma liggéey so right now si that level leen nekka we have links with different people both Senegal outside Europe understand nga Nigeria and the others but right now comme ma ko doon waxee right now Barhama's package laa nekk di joxe understand nga di jox gaay ne this is Barhama but after Barhama I have so many collaborations yi nga xam ne ni ñu ngi ñëw with some great artists yi nga inshallah rabbi ñu ngi nañ toj àdduna yee Billy Diouf maa ngi lay nuyu bu baax a baax gis nañu bañ starté ba léegi yaa ngi bina Barhama gis naa ne sa style la Billy foog ma jël loolu foog ma wax loolu noonu jërëjëf Billy waay waaw Billy fàttali na ma léegi mu ne ci album bi maa ngi la doon laaj lan la ñoo expect pour gis ci album bi waaw album bi ndeysaan boo yaa nga kontaan wala sax gis nga su ma dee wax affaire album bi dafa am extra joy bu ma dee am you understand not that because of maa ko def but album bi is the best of Barhama one dama gëstu lu bëri understand nga dem naa ba realize ne some people are just doing music just pour feed benn crowd mooy di young crowd suñu maasi man ak ok am young but tamit dama dem ba realize ne understand na suma market kilifa yi dañ ma leen déglu bu baax so bëgg naa indi an album bi nga xam ne nii one musically dafa tegu understand nga lyrically dafa tegu te concepts yi contents yu nekk si biir are really matured up to an extent ne am naa music yu fa nekk yi nga xam ne nii outside bi dañ ko appreciate home dañ ko appreciate so I was just trying to deal with some really good contents yi nga xam ne dina ubbi may ni doomi aadama bi dina mun a jàngal ñu bëri te at the same time entertain ñu bëri that's why am naa some good songs in it yi nga xam ne nii mooy loolu daal so duma am naka la ko waxee moo tax the first single from the album moom laa nekk di drop not long ago on the 17th hopefully on the 17th of this month maa ngi drop that first song and then booboy jongo ma yow déglu nga ko understand waaw
xanaa doo ñu may dara nag doo ñu may dara si album bi loo ñu si mun a may. da nga bëgg a may la dara. waaw di yow tamit may ñu. mun naa woy nekk sax nii laa ok jongo ba mi nii laa ko demee me ne ko yaay buri suma xol ak suma yaram yaa ma tax a nekk ndaanaan lépp lu ma am yow yaa ma ko gënal waay yaay suma sang yaram te dëgg danga amee di ko yaram rafet ba mel ni malayka di ma leeral waay kon jongo ma hey waay nga ma gën a ne jongo ma I like the way you walk ay ni nga doxee neex na ma kon suma gisul suma jongo ma dafa mel ni feebar moo ma daal man sa xamuma li naka laaye is la rek nga dem manamul soy demati yow ding ma yóbbaale xam nga rek affaire loolu leer na waa léegi dama la bëgg a laaj bay baabu ñëw na fi di ñu wax ay ceeb yu sew ak ceeb yu di jaak yooyu noonu yow yi nga ñëw fii indi fi jonga ma petit jonga ma jege maar yi léegi lu inspire jonga ma. Okay, you understand? Okay, when you hear the word jongoma, your mind comes back to Africa, but not in every part of Africa. It comes back to Jollof. Wow. Jollof act in Senegal and Gambia because word bobu ñu they use. So man, to be honest, keep ko xam Barhama dina understand. I have so much respect and appreciation for my females, come jigenzi, women in general. Understand nga? So having that love and appreciation for them, dama believe ne legi suma jongoma bu ma wax ni not ask in the jongoma ask in the kuma appreciate or kuma love rek, but I'm trying to demonstrate jongoma ask in every beautiful woman out there. Nay leer de parce que ba nga ne jongoma man dama foog ne da nga ñu jël categorize ñu ne okay magget ñi yi nay jongoma yi. No. Understand? Nga context bi ñu bari dañ ko dee miss ñu bari dañ dee foog ne you have to be this kind of age in order pour nga nekk jongoma. So man right now that breakage laa bëgg a indi using my own artistic creativity understand nga pour explain gaay ne jongoma mun ngaa nekk a young girl out there nga nekk jongoma but mun ngaa nekk an old woman feeling ne nga nekk jongoma. Jongoma is respecting yourself, knowing how to treat your woman right. Respect góor bi di doxal sa cër daal noo ko dee doxale so man ban lan la yow very jongoma nga waay yow xam nga si loolu ma tax du may bàyyi maa indi suma bopp ci waxaala bi moo tax si jongoma bi second base bi maa ngi ko wax benn daga maa ngi ko wax ni ka duma nangu ñu dëkkee xuloo yow mi loo def rek neex na ma from today till tomorrow, my heart and soul belong to ya. You and I know you're so beautiful. Motak at times ma firela. But one gama, approval gama. That's why my trust is all for ya. Seri kanga jegesima, jilata chilikitema. Seri fong malijantila, yangi refetaru milifana. Hamga something like that. Oh, yeah. Hamga tayo mo nifefana. Why do I want to? Léegi koy tëjee da ngaa tëjee si guitare gi da ngaa tëjee rek ne ok ba nga leen a bàyyi. non yow may naa gars yi guitare bi xanaa nga bëgg bii kay xanaa ma tëj ñii rek. tëjal séeri ko rek waaw tëjal bu la neex. ok bala maa tëj I have to just thank my people ak fu ñu mën a nekk every Gambian African bu nekk nit ku nekk ak fu mun a nekk ki nga xam ne da nga dee support Barhama's music and Gambian music as a whole maa ngi appreciate the love and the support di la wax ne aw ma sa fay because soo gisee Barhama nekk kum nekk ni is because of yow moom mu nekk suma gannaaw te xawma la sax so I really appreciate what you're doing yow media bi ñi nga xam ne yàlla ñu fa nekkal yow si nga bokk yow xam nga nu ma ko dee waxee jongoma bi nga xam ne you have been there representing Gambia ak fu mun a nekk dañu feeñal si sa interview si di wax si ñun so amuñ sa fay ak anybody ki nga xam ne tamit mu ngi nekk di def waalam in terms of dimbale Gambian music yóbbu bagage bi to another level appreciate nañ la te di wax the people that have the access that have the finance you feel like they can help Gambian music not just Barhama but every individual ki nga xam ne nii am nga the access to help don't even wait
because this is for the Gambia. This is for everyone, because the person that you're helping might be the very person who will help a relative of yours tomorrow. Nobody knows. So let's help one another, because that's how life goes. Lolu su jeexee di leen wax ne let them get ready. My album is coming, and then I'm hoping that the Gambians are gonna support the album fully. You understand? Because mooy loolu kenn taxaw fii ku fi taxaw rek dañ la jàppale. So su rombee loolu nag maa ngi gërëmal the people that I'm working with, suma producer yi and everyone, suma limee juum léegi ma dem si bii love song la gisaan. Kano kamonya mandile, kano kamonya mandile, mo Jamal Basirin Jaradula, kano lewonya mande, kano kamonya mandile, kano kamonya mandile, mo Jamal Basirin Jaradula, kano lewonya mande, dol Basirin kampama, kano lewo dol sindije. Dol besirin lopitano to kanole o dol dundije badim fulal beson kane kanu ko wale yatinade wodo kakala fiya sini yoku ya sekumbondi node kakala fiya sini yoku ya sekumbondi node Fatumata kokako fo nga rek nga dugal ma si rek xam nga No, suma sweetheart nga, understand nga. Xam nga rek yow xam nga fu ma la teg, so I have to xam nga rek mooy loolu. jërëjëf thank you very much for coming to my platform comme ni ma ko dee waxee rek yow ci Elite Media nga bokk fii sa kër la saa yoo fi buggee ñëw rek fii moom dag maa kool rek ne ma damaa ñëw ma ne la ñëwal wala maa kool la ne la ñëwal nga ne ma kañ la axankay di xaar nag suma xale yu baax yooyu noonu ndeysaan xam nga ana seen woy bi sax try naa pour loolu ko mooy Bright Stars ma gis nañ leen jàppale gis naa yow gis naa ne yaa ngay jàppale xale yi tamit ci suuf bu baree bari ma kontaan ci trop comme ni ko Barhama waxee rek képp koo xam ne rek ne mun nga investi industry bi rek please do it because am nañ ko ñu talented te am na xale yu nga xam ne gis naa I saw rising stars like your sister kooku dina ñëw ci bosam another day Saraka mu ngi ñëw si moom tam mu ngi ñëw powerful boo xam ne xaar leen ki Barhama ngeen ñëw di ngeen waaru because moom dafa ñëw with style xale bi dafa ñëw ci poème ñëwee ci feneen ak feneen su paree rek because dafa am lu tuuti li ñuy xaar su paree rek dinañ leen ko indi tegal leen ko si table bi and it is very powerful having Barhama ak système ci biir Gambia non du baax kon gaañ yi ñëpp a ñuy seetaan jërëjëf parce que tey Barhama mun na fee ñëw toog ma toog fii te du gis kenn ku ñëw seetaan so képp koo xam ne yaa ngi seetaan si biir kër gi ak ci biti ci window bi yëpp ñu ngi leen ay wax ne jërëjëf ci seetaan bi kontaan nañ trop apprécié nañ ko di leen wax ne ñu ngi leen dig daje ëllëg nag moom incha allah su neexee yàlla yoon taba 5 o'clock bu leen tardé parce que dinañ fi am honorable Ousainou Darboe fii nii nañ ko am ëllëg ci plateforme bi mu ñëwee nag ci beneen nag xam naa ne ñëpp a ngi expecté dinañ wax ci ay politique ak yeneen Fatoumatta Kooka nag ne dina jaaree feneen ñëwee fi ak Ousainou Darboe du ma fi def nag lu fi kenn musu ta def waaye dama ne it is time we get to know who our politicians are xëy na ñun dañ ko jëlee ci beneen level laaj ko ci moom jaar-jaaram ak yeneen ba fi mu egsi tey fi mu nekk nii so dina nekk ay phase so expect the unexpected jërëjëf gaañ yi comme ni ma ko waxee rek dig naa leen dajee ba beneen yoon suma boobu rafet bii nag suma mag bu baax a baax bi Maymuna Rahman Kooka moo ma ko jox nag ak te bu wabee kay yàgg di ko wax ne ko jërëjëf Kooka Rahman bi tey Kooka bi tey yaa ngi ci biir kër gi nuyu naa la ziar naa la bu baax a baax suma kawar gi nag moom duma wax sax ki ma ko jox mu ne bu ma ko tudda kon nag jërëjëf ba beneen yoon dig naa leen jajëf wasalaam